asalaamaaleykum sama gars ñi tey le dimanche 1er juin 2025 ñëwaat ak yéen si benn breaking news mu nekk xibaar bi nga xam ne xibaar bu jàmp la mu yitteel opération spéciale bi nga xam ne seen xarit Vladimir Poutine mu ngi koy amal ci fii nga xam ne moom mooy Ukraine. xam ngeen njiitum réew Amérique dafa digge woon ne moom bu ñëwee dina saafara mbir mi ci 24 heures def na lu romb 100 jours ci Maison Blanche waaye boobu ba léegi lépp li nga xam ne amoon na ko ci pexe lépp li nga xam ne amoon na ko ci neexal na ko xaritam Vladimir Poutine waaye teewul bu fekk si ko moom mi nga xam ne nag moom mooy borom opération spéciale bi jàpp na ne moom dina atteindre objectif am muy taw muy naaj loolu moo tax boobu ba léegi mu ngi maas ay force am ci gox bu ñuy wax Sumi dafa nangu ay village parce que nangu na lu bat ay ñeenti village ci biir réewum Ukraine fu ñuy wax Sumi waaye dafa am benn mbir bi nga xam ne moo am tey mu nekk benn mbir mu amati solo ndaxte dafa mel ni opération spéciale bi xeex la diggante doole xel doole bi fédération de Russie moo ko yore xel mi armée ukrainienne ak njiitam moo ko yore ndaxte tey mbir bu ñu def dafa nekk li nga xam ne dina des ci taarix ndaxte armée bu Ukraine ak ay service secret dañoo infiltré jaarale ay camion ci biir territoire russe décollé ko ay avion ay drones yi nga xam ne dem nañ atteindre lu mot 4000 kilomètres mooy maanaam fa nga xam ne dafa sori trop ci fédération de Russie mooy fu ñuy wax Sibérie orientale foofu lañ yàqee benn base bi nga xam ne lépp li nga xam ne avion bombardier stratégique la su ñuy wax avion bombardier stratégique mooy avion yi nga xam ne seen mission dafa multiple dañuy amal lu ñuy wax renseignement mooy maanaam ay nopp yu rëy lañ yore ay bët yu rëy lañ yore lépp li nga xam ne bëgg nañ koo gis ci réewum Ukraine dañ koy gis lépp li nga xam ne bëgg nañ koo dégg dañ koy dégg avion yooyu la armée ukrainienne yàq maanaam une quarantaine d'avions bombardiers stratégiques mu nekkat beneen coup bu am solo bi nga xam ne armée ukrainienne defate na ko ba pare fësal ko xam ngeen suba lañ war a amal négociation ci fii nga xam ne mooy Ankara te ñii nga xam ne ñoom ñooy délégation russe bi dañoo lànk ne du ñu wane copie mémorandum bi nga xam ne moom mooy seen proposition yi nekk dañoo ne daal mbir mi surprise lay doon faw ukrainiens yi déplacé wu ñëw ba Ankara ñu doog leen ubbil lettre bi wax leen ñoom lan mooy seen sàkkuteef lu ñuy xaar ci ukrainiens yi pour ñu mën a wéer ngànnaay te ñëpp xam nañ ne amul lenn li nga xam ne ci position russe la bu varié maanaam moom territoire ukrainien bi la nga xam ne jot nañ koo teex la ko dalee Crimée ak lu ñu teex ci Donbass Kherson Zaporizhzhia ak Lugansk yëpp loolu duñ ko waxaale ba pare xam ngeen ne ñoom ñu ngi wëyandi di xuus ñu ngi wëyandi di bombarder saa su nekk bii yoon lii nga xam ne ñoom ñooy ukrainiens yi dañoo laal fi nga xam ne fu névralgique la mooy maanaam xam nga nit bu ñuy wax nit xol moo tax ñuy wax nit yow soo jëlee avion yi nga xam ne mooy avion de commandement yi ëpp solo ci réewum fédération de Russie ñu leen wax ay bombardier stratégique ak seen i ngànnaay nga bombardé leen ak 4000 kilomètres loolu jéego la mooy prouesse bu am solo la chaque jour ma wax leen ne opération spéciale bi man du ma gaaw a yuuxu ndam ndaxte bu fekkee ne doole bi yàgg nañ ko wax fédération de Russie moo ko amee bu fekkee ngànnaay yi fédération de Russie moo ko amee bu fekkee alliance bi nga xam ne bu wóor la bu sûr la fédération de Russie moo ko amee ndaxte ña nga xam ne ñoom la lëkkalool di Iran tënk ko Corée du Nord tënk ko wax naa leen sànq ne lu mat 9 millions de cartouches Corée du Nord joxe na ko lu mat ay 100 missiles balistiques Corée du Nord joxe na ko Corée du Nord joxe na ba joxe lu mat presque 11000 soldats yi nga xam ne dañuy xeex aux côtés de l'armée russe chinois yi ñu ngi dimbali ci wàllum koom-koom lépp lañ teg ci table bi mais bu nekkee ukrainiens yi ñoom lépp li nga xam ne dañ koo soxla daanaka pour ñu jot ko jafe-jafe la maanaam ñi nga xam ne ñoo koy jàppale boobu léegi jiite ko réewum Amérique bi nga xam ne ba fa Joe Biden nekkee ñoom dañ leen doon tënk di wax ne bul dóor ci bopp bi bul laal nopp bi bul laal bëñ bi waaye fédération de Russie moom ñi nga xam ne dañ koy dimbali amul kenn ki nga xam ne taxaw na nga wax ko ne ko non sama ngànnaay bu ko dóor ci capitale bi wala bu ko dóor fii te ñoom guerre aveugle la ñuy def mooy maanaam doole rek la ñuy wone de foofu la ñuy laal te ukrainiens yi ñoom comme xam nañu seen ressource bëriwul ñoom xeex bu intelligente la ñuy xeex te yàgg daan ko wax boobu ba léegi mu ngi mel ni fédération de Russie su yàqalee Ukraine ab R4 ñoom ab limousine lañ koy yàqal wala ab Bentley lañ ko yàqal xam nga bu ñu xoolee diggante yow ay taax yi ngay daaneel ak yow avion yi nga xam ne dafa ëpp solo xool leen flotte russe bi dekkoon Sébastopol déplacé nañ ko maanaam diigal nañ ay destroyers russes yu bëree bëri te loolu ukrainiens yi soxlawuñ si ndimbalu occidentaux yi soxlawuñ si ndimbalu américains yi tey mission bii nga xam ne ñoom lañ mëne mu nekk mission bi nga xam ne beneen jaloore la ci veyu maanaam rencontre bi nga xam ne moo nar a am Ankara kon xam ngeen ne mbir mi dina amaat lu ñuy wax surenchère maanaam
Vladimir Poutine mooy nit ki nga xam ne soo ko ronkosee mu ndobin la ko mooy maanaam moom du delloo avance te kon jéego yi day gën a taraat parce que lii nga xam ne armée ukrainienne def na ko lii fa ñii di ñëw bombardement yi ñëw moo nar a ti metti lu gën a tar ci ukrainiens yi ndaxte moom suy bombardé du xool palais bi du xool fii du xool fële moom day dóor rek day dóor ba pare ndam yi nga xam ne da koy am au prix de lourde perte maanaam dafay perte ay soldats yu bëri pour gagner ay villages mooy maanaam percées yi nga xam ne moom la armée russe doon defatu ko wax naa leen ne dëkk bii nga xam ne moom mooy nœud logistique bu Patrokos bi nga xam ne moo nekk ci Donbass ñeenti weer a ngi nii armée bu fédération Russie mënul fexe ba bëtt ko maanaam malgré moyens yi nga xam ne soldats russes yi am nañ ko boobu ba léegi ñoom mënuñu fexe ba maîtriser lii nga xam ne moom mooy maanaam ligne de défense yi ñoom bu ñuy percer daal ay tur yu ndaw la ñuy percer gum malgré puissance de feu bu ñu am malgré ngànnaay yu mucc ayib yu ñu am jëf jii nga xam ne nag armée ukrainienne def na ko tey ci dimanche bi ba pare image yi di circuler dina nekk li nga xam ne dina yéegal guerre bi beneen niveau maanaam jamono ji man su ma nee ndax dinañ laal ay bombe nucléaire tactique du ma jaaxal de parce que wax naa leen ne bu fekkee ne fédération de Russie ak njiitam Vladimir Poutine mission moom mooy occupé à 100% lii nga xam ne moom mooy territoire ukrainien bi ñëpp wax nañ ne ay dina jël ay at maanaam le fait que mu bëgg a contrôler Ukraine yëpp ci anam bi nga xam ne moom lay demee ak ci anam bi nga xam ne moom la Ukraine di aaree boppam loolu soo moytul dina jël ay at te moom loolu mooy mission am comme mu ngi mel ni Benjamin Netanyahu bi nga xam ne moom nee na daal kii ma faagagal Hamas te ñëpp xam nañ ne Hamas nekkul kuréel gi nga xam ne da nga koy faagagal maanaam amul benn kuréel de fippu bi nga xam ne ci àdduna bi faagagal ko du MSDF bi nga xam ne moo nekk ci réewum Sénégal du yeneen kuréel yi nga xam ne ay ni ñu koy waxatee ay kuréelu fippu lañ ba ci jihadistes yi nga xam ne ñoom ñooy lëmbe ci fu ñuy wax bande sahélienne gis ngeen ne état islamique dekkaliwaat na ba amal song ci ngóoru Ahmad al Sharif bi nga xam ne ginnaaw bi Bachar al-Assad wàccee ci nguur gi loolu day wane ne ab askan bu bëggul nga noot ko dina jafe nga noot ko ba tey lii nga xam ne moom mooy opération spéciale bi nga xam ne kii def nañ ko armée ukrainienne def nañ ko ay bombardier russe lañ bombardé léegi nag damay ñëw ci détails yi ngeen comprendre jarole bi nga xam ne armée ukrainienne def na ko te wax naa leen ne tontu bii nga xam ne moo nar a ñëw jóge ci fédération de Russie njiitam tontu bu gën a ti diis lay doon ndaxte li ñuy wax ne yëf yi dina amal lu ñuy wax escalade parce que boo laalee ko xolam wala nga laal lu ko sës rëkk li nga xam ne da koo jege maanaam tontu bu mu lay indil day gën nekk li nga xam ne lu gën a diis te lay doon te malheureusement li nga xam ne moom laay njorte ne ñoom ñooy gën a souffrir mooy civil ukrainien yi ndaxte bu fekkee ne lii di forces armées ukrainiennes yi ñoom dañuy xeex ak intelligence mooy maanaam ñoom xam nañu seen i munitions bëriwul seen doole bëriwul seen armement bëriwul ñoom du ñu yàq seen i munitions di sànni si ngelaw li ñoom dañuy xool la nga xam ne suñ ko laalee dafay def effet xam ngeen ne yàq nañ ñaari pont logistique tey si suba maanaam yàq nañ benn pont bi nga xam ne Koursk la nekkoon yàq beneen pont bi nga xam ne fii la nekkoon nu ñu ko waxte Bryansk te loolu yëpp service de renseignement yi ñoo koy amal sans compter nag généraux yi nga xam ne ak ñi nga xam ne ñoo yore propagande russe bi liggéey ñi ngi ci éliminé dafa jéggi dayoo kon mun nañu wax ne service de renseignement ukrainien yi ñoom ñoo gën a liggéey sa armée ukrainienne ndaxte ñoom toujours ay coup d'éclat la ñuy wane moom dañuy wane lu ñuy wax intelligence moo tax ma ne opération spéciale dafa mel ni xeexum doole ak xeexum xel fédération de Russie moom doole bi la jiital lii de armée ukrainienne bi nga xam ne amul doole jiital xel léegi nag l'Ukraine a mené une opération d'ampleur contre l'aviation militaire russe notamment touché une base en Sibérie orientale à des milliers de kilomètres de ses frontières mooy 4000 kilomètres te loolu pour mu amal ko ay camions la jël dugal leen biir fédération de Russie décoller avions yi ci drone yi ci kaw avions yi ci biir territoire russe léegi nag les services de renseignement les services de sécurité mènent une opération maa ngi jéggalu mène une opération les services de sécurité ukrainiens mènent une opération spéciale pour détruire des bombardiers ennemis loin des frontières de la Russie à 40 appareils ont été touchés 40 appareils lañ laal 40 appareils yi nga xam ne nekkul ay appareils yu ndaw ndax tey appareils yi nga xam ne ñoo ñuy amal lu ñuy wax reconnaissance ñoom ñoo amal lu ñuy wax ay missiles supersoniques ñoom ñoo koy sànni te ñooñu bañ leen di yàq dañ leen yàq ak ngànnaay yi nga xam ne dañ ko yore woon région bi nag mu ngi nekk Mourmansk dans l'Arctique russe à près de 1900 km de l'Ukraine. La source ukrainienne affirme qu'un incendie s'était déclaré dans l'aérodrome de Belaya dans la région d'Irkoutsk en Sibérie orientale à plus de 4200 km des frontières ukrainiennes 4200 km loolu mooy
distance bi nga xam ne drone ukrainien yi def nañ ko te pour ñu mën koo def dañoo infiltrer dugal ay camions yëpp ci drone yi décoller ko loolu day wane beneen mbir maanaam système de sécurité bu fédération de Russie am na ay failles maanaam réew mu fédération dafa mel ni réew mu imperméable réew mu vulnérable parce que service de renseignement SBU yu ukrainiens yi dugg nañ ay yoon fat ay généraux fat ay xaw a propagandistes amal ay coups d'éclat te loolu yëpp bu fekkoon ne service de renseignement Russie efficace nañ kon armée ukrainienne du ñu am facilité di dugg ba si territoire di si mën ay coups d'éclat ay yoon la Russie annonce quasi quotidiennement intercepter des drones ukrainiens lancés contre son territoire en réponse à l'invasion russe maanaam ñoom nee nañ chaque jour dañuy jot ay attaques de drone mu jóge ci côté ukrainien Londres bu Keir Starmer moom nee na dina dooleel armée ukrainienne ci lépp li nga xam ne ay production ngànnaay lañu wax nañ ne léegi ginnaaw bi nga xamee ne Donald Trump dafa ñëw téye ay ngànnaayam parce que américains yi ba léegi joxewuñu ngànnaay ñoom ñu lu ñu tal mooy Indo-Pacifique ñoom jàpp nañ ne lépp luy xew rek ci Indo-Pacifique lay amee démb dégg ngeen secrétaire d'État à la défense di Pete Hegseth wax ne menace bi kii la Chine la te Chine soo moyul avant 2027 dina attaqué fu ñuy wax Indo-Pacifique pour jéem koo contrôler te bu koy tàmbali ci Taïwan la koy jiitalee léegi nag lii nga xam ne moom mooy les sources la attaqué ñu ngi wax ne aérodromes yi nga xam ne laal nañ leen dañoo bëri parce que nee nañ cette source a affirmé que l'attaque avait visé les aérodromes de Diaghilevo, Olenia, Ivanovo et Belalaya ñetti aérodrome yooyu yëpp la armée ukrainienne song ma bamtuwaat ko Diaghilevo, Olenia, Ivanovo et Belalaya ñooñu aérodrome yooyu yëpp ay aérodrome militaire la yi nga xam ne armée ukrainienne da koo song yàq lu mot une quarantaine d'appareils ay quarantaine d'avions yi nga xam ne bu ci gën a am sa morom rek nga ne bii la léegi nag fédération de Russie am na beneen jafe-jafe encore bi nga xam ne bu garaaw a garaaw la balaa maa ñu ci jafe-jafe yooyu noonu gouverneur bi nga xam ne moom mooy gouverneur u région de Murmansk Andrei Chibix a affirmé que des drones ennemis se trouvaient dans le ciel et les défenses antiaériennes fonctionnaient maanaam attaque bi jamono bi wax ngeen attaque bi jeexagul ndaxte ñu ngi kii nga xam ne mooy gouverneur u gox bu ñuy wax Murmansk moom nee na drone yi ñu ngi continuer mais seen système de défense ñu ngi def seen liggéey léegi nag lii nga xam ne moom mooy beneen jafe-jafe bi nga xam ne fédération de Russie am na ko maanaam pomme de terre amatul ci réewum fédération de Russie pénurie de pomme de terre moo am ci fédération de Russie nous avons plus assez de patates apparemment de tubercules mettant en garde la difficulté ci bilan bi nga xamee ne mu ngi amal opération spéciale. Hier j'ai rencontré des représentants de divers secteurs d'activité dans l'horticulture. Il s'avère que nous n'avons pas assez de pommes de terre a-t-il déclaré maanaam jamono jii ma wax ak yéen réewum fédération de Russie réew mi nga xam ne réewum béy la ñoom ñooy béy bële di ko it adduna bi amatuñu pomme de terre une denrée plus rare et donc plus chère lépp li nga xam ne doon jëm ci njëgu pomme de terre bi dafa cher ba jéggi dayoo. Cette grave pénurie de pommes de terre affecte énormément les deux pays frontaliers selon le journal commerçant. Les prix de tubercules a fortement augmenté léegi mu ngi ci avec un prix de 85,4 roubles le kilo maanaam jamono ji benn kilo pomme de terre mu ngi ci 85,4 roubles te loolu nee nañ habitants yu bëri mënuñu koo jënd ndaxte seen pouvoir d'achat eggul fu nu mel li waral nag les facteurs bi tax ñoom ñoom pénurie pomme de terre mooy maanaam plusieurs facteurs sont derrière cette hausse du prix important. L'un des principaux est la mauvaise récolte agricole bi si njëkk mooy mbay mu bon récolte yu bon yi nga xam ne fédération de Russie am na ko léegi nag il y avait 12% des pommes de terre en moins cette saison maanaam ren perte nañ plus de 12% ci la nga xam ne moom lañ doon baaxewoo di béy ci fédération de Russie léegi nag nee nañ condition météorologique tamit nekk na li nga xam ne da caa joué maanaam taw bu bëri bi nga xam ne mooy inondation yu bëri yi nga xam ne seen climat supporté wul pomme de terre bi supporté wul taw yu bëri yooyu noonu ba tax na ñoom jafe-jafe bii nga xam ne moom la Italien am si les Italiens ont les patates les Russes ont la pomme de terre. Boris Chernyshov, le vice-président de la Douma d'État, appelle le gouvernement russe à réglementer temporairement le prix de la tubercule. ba ñoom dañuy sàkku si lii nga xam ne moom mooy état Douma bi mooy parlement russe bi ñu xool na ban anam la ñuy amalee pour réglementer prix bi nga xam ne askan wi mënatuñ koo jënd parce que dafa nekk benn ingrédient bi nga xam ne dafa bokk si dundunu Russie maanaam pomme de terre daanaka kër yëpp a koy dundee. Les pommes de terre sont parfois appelées le deuxième pain. Les fortes fluctuations du prix d'un produit aussi important sur le plan social pèsent lourdement maanaam nee nañ pomme de terre moom mooy ñaareelu mburu mooy deuxième pain ci réewum fédération de Russie ba tax na lii nga xam ne dafa seeraay bi dafay impacter budget des millions de familles russes
Pour résoudre ce problème national, le gouvernement a désormais autorisé l'importation en France des droits de pommes de terre en provenance de ce qu'on appelle les pays amis. Léegi nag ñoom dañoo bëgg a sukkandiku ci réew yi nga xam ne seen i xarit lañ pour ñu mun dafa amee pomme de terre. Léegi nag ci réew yooyu noonu nee nañ Égypte bokk na ci réew yi nga xam ne dafay produire pomme de terre. Selon le journal commerçant, d'autres denrées subissent le même effet que la pomme de terre. Le charbon, les prix du charbon, de la betterave et des oignons ont également fortement augmenté. Maanaam jamono ji ginnaaw bi nga xamee ne réewum fédération de Russie amul benn jafe-jafe ci lépp li nga xam ne ngànnaay la, parce que wax naa leen ne choix réew bu defee choix ngànnaay dina am fi nga xam ne dafay sooxe te guerre bii nga xam ne mu ngi koy amal te jeexalagu ko jural na ko beneen jafe-jafe. béyum pomme de terre bi dafa sooxe, récolte yi baaxul, rax si climat bi favorable pour ñu mën a am récolte yu baax. leneen li nga xam ne aussi ñëw na soble bi yokk na, lii di pomme de terre bi yokk na, lii di encore lu ñu ko waxatee oignon bi yokk na, c'était encore ba ci nen yi sax loolu yëpp yokk na. te loolu mooy dundunu fédération ñi nga xam ne ñoo fekk baax Russie te ñoom njëg yi seer na benn peeru seeraay bi nga xam ne amatuñu doole bi nga xam ne mën nañ koo jëndee. léegi nag lii mooy contexte bi nga xam ne ca lañ toll. maanaam tey askanu Ukraine ak njiitam Volodymyr Zelensky suba bi nga xam ne la ñu war a daje Ankara def nañ beneen mbir bi nga xam ne maanaam yéegal nañ niveau yi bu ñu laalee ay bombardier stratégique. léegi nag ñaari jafe-jafe fédération Russie am na ko. bi si njëkk mooy dundu askanam bi nga xam ne faw mu utal ko budget, parce que mënoo di continuer di jël lépp li askan yi war a dundee nga koy def ci ngànnaay. ci beneen wàll bi say askan di dee xiif parce que mënuñu jënd pomme de terre, mënuñu jënd charbon, mënuñu jënd soble, mënuñu jënd lépp li nga xam ne dañ koy soxla si seen dund. li leen bëggoon indi seen actualité seen xarit la woon Léon Balthazar le Caméléon di leen ñaanal kenn du lu jàmm ak salaam.